salaamaaleykum mbokki internet di Seneweb ñu jaajëfal leen rafetlu ànd bi encore une fois seen taxaw seetlu comme ni ñu koy faral di amalee ci waxtu wi tey ji mbokk yi dañoo fas yéene rek waxati ci benn ponk boo xamante ni daanaka bokk na ci li gën a fës tey ci wàllum actualité bu Sénégal mu di lu ñeewal li nga xamante ni moo di procès ba ñu doon amal tey fële ca diwaanu tribunal wala palais de justice bu Ndakaaru mu doxoon ci diggante collectif ñi nga xamante ni ay chrétien lañ maanaam ñenn ci ay chrétien lañ ñoom tamit daloon rek porter plainte ki nga xamante ni moo di rek imam Galadio Ka li nga xam ne nag moo jukkee woon ci kàddu yooyu le mu di ab waxtaan boo xam ne mu ngi ko doon amal ci diwaanu Gorée ci atum 2018 loolee ci la ko collectif boobule daal di porter plainte ngir rek yóbbu ko fa nga xamante ni fa la mbaxana doone benn jàpp ne kàddu yi nga xamante ni jibal na ko dafa daal di rek offensé li nga xamante ni moo di seen comité boobule. waaye mbokk yi tey bi nga xamante ni daal nañuy teew ci bërëb boobule procès bi dañ koo daal di dàqandi ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre bi nga xam ne moom la ñu nekk. waaye nag li nga xamante ni tey moo ñu tax a jóg sax mooy que ni seen taxaw seetlu dafa am ab gan boo xamante ni moom la ñuy waxtaanal ci biir émission bi mu di ki nga xamante ni moo di Mame Mactar Guèye mi nga xam ne moo nekk vice président bu Jamra waaye tamit daal di gàddu li nga xam ne moo jëm ci seen wàllum communication. waxtaan bu yaatu moom la ñu sëkk ak moom mbokk yi mu dellu si waat ci boobule procès waaye joxe ay nouvelles yoo xamante ni nouvelles yu bari la tuwutee yoo xam ne bu ñu yeboo daanaka ne mën na indi ab solution wala sax nag li nga xamante ni moo di ab déggoo wala sax juboo ci li nga xam ne moo di mbir moomule. waaye ngir ñu indi rek ay précision jëm ci wàll wi ni mel ndax bari na ñoo xamante ni wuute nañ wala loo xamante ni xamuñu ko ci wàll wi ndaxte gis nañu ay kàddu yu bari di jib di ngeen ko tax dal di dégg ci waxtaan bi nga xam ne sekk nañ ko ak Mame Mactar mooy que ni ñu bari xamuñu li nga xamante ni moo xew daanaka wala noonu la amee mooy que ni ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di porter plainte wuute na lool ak waa jàngo bi ci li nga xam ne sax noonu lañ ko daal di préciser. waaye tey ci suba gi Seneweb doxantu ba mu defoon ba ca diwaanu palais boobu lay indi na tamit loo xam ne ay leeraange la ci wàll wi teewul am na loo xamante ni des na ndaxte bi ñu fa teewee suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene moo doon waxtaan ak ñaar ñi nga xam ne ñoo sekk wàll wi mu di waa collectif boobule bien vrai daal nañ leen tax approché ngir waxtaan ak ñoom waaye ci li ñu xamal mooy que ni duñu mën a àddu ci suñu micro noonu la ñu daal di rek ñun tamit jébbal ñi nga xamante ni ñoo nangoo wax ci suñu micro mu di ñi ñëwoon ay farando waaye àndandoo ak ki nga xamante ni moo di imam Galadio Ka waaye nag bokk ci leneen loo xam ne tamit ñu ngi ko ci yokku mooy précision bi nga xam ne ñu ngi ko ci defaat encore moo di ne du waa jàngo bi wala sax nag ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci boobu rek kuréel ñoom ñoo daal di rek porter plainte imam waaye ñoo xamante ni comme ni ko Mame Mactar daal di waxee ay nit ñoo xamante ni indépendant nañu daal di rek porter plainte ndaxte jàpp nañ ne dañu daal di offensé waaye loolu teewul Sénégal bi nga xamante ni fi la ñu nekk mbokk yi déggoo ak waxtaan bu yaatoo yaatu war na mën a am te du xaajaloo wala leneen sax nag mooy tax a jóg ñenn ñi waaye suñu kàddu ak suñu micro bu dalee jib ci mbir mi dañu rek ngir jëm ci indi li nga xam ne moo di solution wala déggoo moo ko gën a waral moo tax ñu doxee fii di doxee fee fexe ba ñaar ñi fexe lëkkaloo ba coow li nga xamante ni ñi yaakaar nañ ko ci mu bañ a am monte ne sax nag nekkul coow loo xam ne moo ci fës. kon mbokk yi ngir ñu bañ a sori dañ leen di daal di dëgtal waxtaan bi nga xamante ni sekk nañ ko ak Mame Mactar Guèye mi nga xam ne moom moo nekk vice président bu Jamra mu ñëw ci wàllu yaatoo yaatu ci procès boobu lay ci jëmmi ki nga xamante ni moo di Galadio Ka waaye tamit ci li nga xam ne ñoo di collectif boobu lay naka la mbir mi tëddee ak lan la ci xalaat teewul tamit joxe na ci ay nouvelles yu bari te wutee mbokk yi ñu dëgtal leen ko jaaree fa di leen wax jaa ngeen jëf di leen jox di daje ba suba incha allah. waaw imam Galadio Ka day ñuy Jamra mën a fedd ci moom nekk un ami de très longue date de imam Massamba Diop bu dul benn imam Massamba Diop du président exécutif de Jamra bu dul benn yoon du ñaari yoon ñoom ñaan bokk nañu jàkk bu dul benn yoon du ñaari yoon bokk nañu taxaw ci wàllu takkum sëy wala tudd doom donc ku fës la ci langu diine ji et ñu ko jotee approché itam xëy na di ngeen mën a tàllal seen micro ay élèves am ñoom nag nangu nañu ne ku tënku la ci chariatul muhammadiya ak sunnatul nabawi alors il est intraitable ci boobu wàll alxuraan ak hadis du ko weccoog dara du ko weccoog politique du ko weccoog benn tappale loolu daal lañ ko xamal alors loolu waral nag ba ñu yëgee ne que porté nañ ko plainte Jamra dog soxlam yëpp ni ko suñu diine santaane mais innamal mu'minuuna ixwa ñu jullit yëpp ay mbokk lañ ni ko hadiisu Seydina Muhammad tam hadiis bu wér santaane nee na bu sa mbokk jullit jànkoonteeg ay jafe-jafe ci wàllu yoon balaa ngaa lijjanti nu mu demee na mu nangam gasta di gëstu nee na nga ne bëri jóg taxawu ko suturaal ko ba mu mucc nga doog nag toog moom ne ko waaw li mu demee mu doog la wax alors kon ci hadiis yooyu ci la Jamra sukkandiku daal di jóg très tôt daal di
ci man Mame Mactar Gueye vice-président ONG islamique Jamra chargé de la communication yónni na fii ci man le vice-président kuréelam di le mouvement Al Falah ñu di ko wax Babacar Thiaw alors mission la dox si woon lam indil ci message bi Mame Gala Dioka mënuma ko wax fii ci rajo waaye waxtaan bi jiw bu jàkk c'était avant le procès alors li matam leeral nag parce que ñu bari dañ ko réeré mbir maa ngi koy dégg peut-être 2 ou 3 fois di ko lire quelques fois dans les réseaux sociaux ce n'est pas l'église catholique en tant qu'institution religieuse qui a porté plainte contre imam Ousmane Gala Dioka loolu na leer ce n'est pas l'église c'est un groupe de personnes yu tuddee seen bopp le collectif des veilleurs chrétiens ñoo porté plainte parce qu'ils s'estiment offensés ils s'estiment offensés alors ñooñu ils sont dans leur droit parce que dañu nekk dans un état de droit où nul n'a le droit de se faire justice soi-même ils s'estiment offensés ñoom ñu daal di dem jàmbat seen plainte fa mba xam ne doone benn c'est leur droit léegi nag yàlla dafa dogal kenn ci ñoom ni ñu porte plainte ni les plaignants kenn ci ñoom du procureur kenn ci ñoom du juge moo tax nag ñun Jamra appel bi ñuy lancé nañ ñëpp tënku sur la sagesse du tribunal kenn ci ñoom juge la kenn ci ñoom kii la non kenn ci ñoom nekkul un procureur kenn ci ñoom itam du ab juge autrement dit dama la bëgg a wax ne ñoom mënuñoo àtte seen bopp ñu les plaignants ñu les mises en cause xam nga mënuñu àtte seen bopp kon yoon daal moo war a tranché voilà léegi ñu ngi ñaan ñëpp nag nañu jox cër justice ñu respecter n'est-ce pas la souveraineté du pouvoir judiciaire nañu bàyyi justice tranché en toute souveraineté justice tranché ba noppi nag Jamra ñu ñaan ñëpp nag su boobaa quelle que soit l'issue du verdict na ci ñëpp tënku daal di accepter l'autorité de la chose jugée voilà léegi yàlla dogal na audience u tey bi comme ni ngeen ko xamee defe naa yéen Sénégal yéen a nga fool dañ ko mujjee renvoyer le 26 novembre waaw voilà audience u tey bi alors dafa mujj nekk une audience de renvoi tey jii nii tamit bu le 26 bi ñu ko renvoyé bu egsee ça ne veut pas dire que dinañu xam lu tribunal dogal parce que le 26 ce sera pour les plaidoiries des avocats xam nga plaidoirie bu amee ba noppi eh bien le collectif des magistrats yi ngaan ko procédé bu ñu taataanee les plaidoiries de la partie de la partie civile comme les avocats de la défense alors bu ñu paree nag ñoom daal di loolu waxtaan ci seen biir daal di jël dogal waaye ñun li ñuy ñaan à tout le peuple sénégalais quel que soit dogal bi dans un sens comme dans un autre nañu ko accepter par respect à l'institution judiciaire incha allah. waaw imam tey jii maanaam mbir mi fi nga xamante ni yegg si na fi mu di fi mbaxana doone benn est-ce que mënuñu woon xaarandi waxtaan ak déggoo daal di am si diggante ñi nga xamante ni ñoo di collectif boobule ak imam ndaxte comme ni nga ko waxee ci réew moo xam ne la ñu nekk waxtaan penco daanaka daal yàgg na fi. waaw loolu lu jaadu la ndax xam nga am na ay nit yu ma ko wax naan pourquoi privilégié wul waxtaan ak yooyu ma ne ko d'accord waaye il ne faut pas oublier que du imam Ousmane Gala Dioka il ne faut pas oublier que du moom moo porte plainte boppam. mais est-ce que yéen mënu leen ci dox ab tamit li nga xam ne moo di jéego yoo xamante ni loolee war na mën a. amul benn problème. bu fekkee de l'autre côté gis nañ une disponibilité pour wax ak nit ñi. nit ñi pare nañu sol suñu dàll. dox fii dox fële yàlla def jàmm dellu si. parce que entre ces deux communautés religieuses. jàmm rek fi mos a xew. looloo waral en 2013. bi nga xam ne bii amoon na ay say-say ñu jóg saccagé. les cimetières de Saint-Lazare de Béthanie. Jamra porte sur les 125 organisations islamiques yi fi ne. moo monté au créneau saisir la presse ak déclaration pour dénoncer cet acte odieux consistant à saccager cimetière ak lieu de culte catholique. Imam tey beneen laaj bi mooy message bi nga xamante ni mën nga koo jëbal jëm ci li nga xamante ni moo di ci déggoo ci ñaari communauté yi
ndaxte ñu bëree bëri ñoo ngi indi ay wax yoo xamante ni yu bokkul la jëm ci li nga xamante ni moo di xeexal boo xam ne sax mën na. waaw moo tax ñooñu il faut qu'il arrête. waaw léegi nag imam Galadio yónni na son adjoint waxtaan nañu mënaguma wax la ma wax ak moom waaye plaignants yi nag dégguma leen fenn. voilà. voilà te ñun nag on court derrière personne. jàmm ku ko bëgg nee nañ pour construire la paix il faut être au moins deux. voilà loolu daal la yàlla dogal léegi nag c'est une longue tradition dans la collectivité lébu bu réeroo amee nga xam ne buñ ko sàgganee mën na indi jeexi jaaxa entre les deux communautés. bi ma ciy fàttali te mu gën ci am envergure c'était en 2015. sama nijaay bi bokk suma yaay ndey ak baay Alaaji Bassirou Diagne moo ma woowoon. ñu dox tànku jàmm diggante président Abdoulaye Wade. ak dégg nga le président comment dirais-je. ak le cardinal Théodore Adrien Sarr. waaw je crois que c'était en 2010. alors donc bi ñu jógee ci Abdoulaye Wade dañu dem seeti cardinal. j'ai d'ailleurs posté la vidéo dans ma page Facebook waxtaan ak moom waxtaan bu rafet bu diggante bi defarwaat. boobu bañ koy def tàgguñu kenn. parce que dafa bokk ci li dëgëral jàmm ci réew mi. voilà kon nag loolu daal mooy suñu position. C'est pas l'église qui a porté plainte, mais c'est un groupe de chrétiens qui sont dans leur droit parce que s'ils se sentent offensés am nañu droit porter plainte. léegi nag bu kenn jéem a atte sa bopp parce que kenn ci ñoom du plaignant bi du ki ñu plaindre. du juge du ñu ay juge du ñu ay avocat. Que tout le monde s'en remette à la sagesse du tribunal mais de préférence. Y a un raccourci mooy li nga junj léegi rek. ñoom mën nañu fexe jubóo balaa la date fatidique du 26 voilà parce que c'est le 12 alors ils ont le temps pratiquement 2 semaines. voilà pour jàmm mën a am léegi encore une fois imam Galadio yónnee na ma ndaw. waaye de l'autre côté moom jotaguma ci benn aucune rek.